juróom ñaari waxtu toftal fanweeri simili ak ñaar dal leen ak jàmm ci xibaaru marax yi dina bokk ci li ñu waxtaane tey mbiru coronavirus bi nga xam ne jamono ji ma ngi lëmbee foofee ca diwaanu Chine fi nga xam ne rek fi la doomu Sénégal yi nekk fukk ak ñett doomu réew yi ñi nga xam ne rek ñu ngi foofee ca Wuhan bokk rek ci terroir yi nga xam ne rek gën na leen sonal ba tax na njiitu réew mi woon maître Abdoulaye Wade di sàkku ci kilifa yi ñu def kem kattan ngir mën a dellusi fii ci réew mi doom yooyee bokk na ci li nga xamante ne tey ay mbébétam fexe bi lëkkale réewu Afrique yi nga xam ne rek ñoo am ku ci nekk ay doom foofee ñu booloo bu ko defee rek benn mébét gën a yomb ci ñoom dinañ wax amit ci lu aju ci mbiru pédophilie jamono ji ak la xew ca Dakar Sacré-Cœur jamono ji tamit bëri na luñ ciy tudd rek bokk na ci rek jëwriñ bi nga xam ne mooy yore mbiru sport demoon na fa nemmeeku ji leen yëkkati na fa ay kàddu rek di sàkku ñi nga xam ne rek ñooy yëngu ci wàllu encadrement yi ñu gën a ànd ak saytu bu baax a baax bu ko defee rek yenn xeetu jëfin yi ñu mën di ko moytandiku dinañ wax tamit ci li nga xam ne ab xët bu yaa bu rédaction bu télévision Futur Média ubbi tey jagleel ko rek matière yi ñu doon duppe rek science de l'éducation à la citoyenneté wala éducation civique ñu nemmeeku woon ci ay jamono ci programme yi ñu doon jagleel xale yi ci école primaire ñu ne nag ay at a ngi gannaaw buñ ko fi jëlee buñ ko méngaleek yenn fitna yenn xeetu ñaawte fi ñuy nemmeeku jamono ji ci biir réew mi ñu ne nag ndax jotul ñu def kem kàttan rek ngir dugalaat ko ci programme bi dinañ wax ci mbiru rajo ak bés bi ñu leen jagleel bu yemook fukki fan ak ñett ci weeru février ñu koy màggal ci at bi yëpp ñëwaat ci solo bi nga xam ne rek lii di rajo am na ko ci réew mi taxawaayam ak li nga xam ne ñu ngi koy jànkonteel fan yi ki jafe-jafe rawatina xarala yu yees yi waa URAC nag jamono ji ñu ngi sumb waxtaan bi rek di xool nees def ngir fexe ba rajo place ba mu mës a occupé mu jotaat ci mbokk yi li mooy ponk yi ngeen taaxir lu ñu yaatal ko. asalaamaaleykum daleen ak jàmm ci xibaar yi ni ñu ko waxe woon ci ponk yi mbiru coronavirus di feebar boobee lëmbe ca diwaanu Chine tey sénégalais yi rek am ñu fa nekk rawatina ci benn terre bi ñu xam ne rek jamono ji bokk na ci dëkk yi nga xam ne rek moom la feebar bi gën a laal ba tax na rek jawrin bi woon di maître Abdoulaye Wade moom yëkkati ne ay kàddu di sàkku rek ci kilifa yi ñu def kem kàttan ngir dellu si doomu Sénégal yooyu fii ci réew mi beneen xalaat bu mu yëkkati tamit bu ngi sàkku ci réew yi féete fii ci Afrique ñu lëkkaloo bu ko defee rek seen doom ya fa nekk ñu mën leen dellu si waat fii ci continent bi Ibrahima Kane defal nañu ci ab jàngat. Maître Abdoulaye Wade mel ne ku sol mbubu avocat nag ngir taxawu étudiants sénégalais yi nekk ca Wuhan gannaaw bi nguur gi xamle ne amul ay moyens yu rapatrier doomam yooyu ki fi nekkoon njiitu réew mi jàpp ne ndongo yooyu ca Chine dañ leen war a indi ci nu mu gaawee ngir amal lu ni mel nag. moom maître Abdoulaye Wade di ñaan ci autorités yi nekk ci sous-région bi yëpp ñu boole seen doole def seen kéem kattan ba organiser benn rapatriement collectif bépp doomu Afrique de l'Ouest bu nekk foofee ca Wuhan nga xam ne fa la coronavirus bi di lëmbee maître Abdoulaye Wade nag li mu jàpp ne na waratuñu bàyyi benn yoon muy yàgg étudiants yi wala sax seeni njaboot wala seeni ay xarit ñu nekk ci njàqare ci loolu nag muy interpeller réewu Afrique yi yëpp bàyyiwul ci kenn rawatina ñi nekk ci Afrique de l'Ouest moom maître Abdoulaye Wade nag jàpp na ne lu ni mel am na ay risques yu ci nekk ba looloo waral mu xamle ne sax rapatriement bi dañ ko war a amal wante nag dañoo war a jël suñuy matuwaay ci loolu mu xamle ne nag li ñu war a def moom mooy envoyer benn équipe médicale boo xamante ne ay médecins yu Sénégal ñoom ñoo koy séq naka noonu itam seeni collègues yu Chine ci loolu nag ñu tànn ana ñan ñoo amul virus bi ñu indi leen ci ni mu gën a gaawee ngir nag aar bu baax a baax askanu Sénégal moom maître Abdoulaye Wade ne ñi nga xam ne ñoom la ñu war a indi bu ñu ñëwee ñu ber leen ci réew boo xamante ne dafa tàng bu ñu sukkandikoo ci spécialiste yi virus bi ngir mu propagé wu fii ci Sénégal loolee day jafe lool ndaxte Sénégal dëkk bu tàng la.
Ibrahima Kane dañuy desandeek mbiru coronavirus ak ki nga xam ne rek xam-xamam dafa màcc jëm ci wàllu koom muy di Victor Harrison di professeur bu mag moom nag yëkkati ni ay kàddu di artu rek ñi nga xam ne rek ñooy gouverneur banque centrale des états de l'Afrique de l'Ouest ci feebar boobu rek rëq-rëq yi mu war a mën a indi ci jëflante bi rawatina ci wàllu xaalis fii ci réew yooyee ba tax na rek muy sàkku ñu jël matuwaay yi war ngir bañ a jël li ni mel Mohamed Samb ñu taataan ay kàddu. maa ngi woo njiitu Afrique yëpp ñu bàyyi xel feebar bi di coronavirus ak jéye yi nga xamante ni mën na ko andi ci suñu wàllu koppar fii ci Afrique bu ñu xoolee suñu diggante ñun ak Chine mënuñu lu dul rafetlu ko waaye comme feebar bi dafa lëmbee àdduna bi yëpp faaw rek ñu jël suñuy matuwaay ba tax na may woo ñi jiite BCEAO yi ñoom itamit ñu amal si ay jéego ngir mën a mucc ci yooyu les jéeya yi nga xamante ni coronavirus mën na ko indi. Il risque d'y avoir une récession économique au niveau international si nous continuons à faire les transactions. bu fekkee ni nag dañuy woy rekk di sukkandiku ci bitim réew ci suñu wàllu transaction économique daanaka duñ ci jëlee dara tey nag dafa jot sëkk ñu dëgëral suñu taxawaay ngir Afrique mën a sukkandiku. Et le temps est venu de prendre en main nos destins. ñu dem ba ca Dakar Sacré-Cœur ci centre bu mag boobu nga xam ne rek bokk na ci réew yi ci ñuy def li ñu mel ci wàllu tàggat xale ci wàllu football nag fan yéen ñu génn rek am na coow lu fa juddu woon ñun am ñu fa joxoñ baaraam tuuma ne rek dañ doon sàkku xale yi ba tax na rek ñëw bi ci ab enquête ñu ne nag jawrin bi nga xam ne moom lañ denk lépp lu aju ci wàllu tàggat yaram di Matar Ba demoon na fa tey nemmeeku ji ñu ko yor rek ngir waxtaan ak moom ak ñoom yëkkati na fa ay kàddu di sàkku ci ñi nga xam ne ñooy encadreurs yi ñu gën a ànd ak farlu di seetlu rek lii fii xew ci yooyu le centre bu ko defee yenn xeetu jëfin yi tamit ñu mën ka moytandiku Aminata Mbaare Sow teewoon na fa àndoon ceeg Gervais Yaw. ginnaaw bi mbirum yàkkataan ay xale jubbee fële ca Dakar Sacré-Cœur ministre des sports daal dina fay dem ngir wone àndam ak tamit ñaawlu li fa xew. lii am na dañuy andi suñu solidarité gouvernement bi ci ñi nga xamante ñooy parents yi mais ndaw ñi nga xamante ne ñoo nekk ay victimes présumées may bëgg nag journaliste ak ñun ñi ak ñëpp ñu suturaal ndaw ñooñu nga xamante ne ay mineurs lañu. loolee nag doon occasion ngir kii di responsable club boobule daal di yëkkati ay kaddu. fi ñu toll nii nag sunu yitte yëpp ñoo ngi ko fas yéene jëmale ci taxawu xale yi ak seen njaboot ci wàllu yoon ñi ngi feddali sunu taxawaay ngir lëkkaloo ak ñi ko yor ak ñi yor mbir mi pour mbir mi yëpp leer. Matar Ba di fàttali ne enquête bi ñu ngi koy wéyal waaye loolu teewul tamit ñu ngi woo ñëpp ñoo xam ne ñu ngi ci ay centre te ñu fay tàggat ay xale ñu gën a yokk vigilance. wóoluwante am na mais nag gën a surveiller baax na ci parce que lii bokkul ci li nga xam ne mooy développer sport moo tax dinañu bind bataaxal waaye dinañu doxantu ci yenn centre yi école de football yi pour waxtaan ak ñoom ci mbir yi pour ku nekk gën a xippi sa bët te xam ne kuy yàq xale waroo jege xale. enquête bi jëm ki ñuy tuumaal moo def ñaawteef yooyu lee dañ ko def ci ni mu waree dañu topp tamit centre yépp yi nga xam ni jotoon na fa jaar. Aminata Mbaare Sow seetlu bi jamono ji bëri nay xeetu ñaawteef la jëfin yoo xam ne rek kenn du ko rafetlu ñu nemmeeku ci biir réew mi ñenn nag dañu jàpp ne rek boo gisee li nu mel dafa am ay matières yoo xam ne doon nañ taxawu xale yi tàggat leen ba ñu am gis-gis bu mucc ayib bokk na ci liñ daan duppee éducation morale éducation civique wala éducation à la citoyenneté ñenn ci xale yi nag ñoom sàkku nañ rek kilifa yi def kem kàttan ngir fexe ba ñu dugalaat ko ci li nga xam ne rek mooy seen programme scolaire Maymuna Njaay ak Mohamed Dieng ci liggéey bi. ndongo bi mi ngi def première S2 ñu fekk ko ci école am moo ne de dañoo grève wante terewul muy amal ay révision moom Aminata Tunkara di ñu xamal ni ca ba muy def 3e ci la gëjoon a def cours bi ñu duppee éducation civique. du suñu njëriñ parce que des fois da ngay gis élèves yu am problème yu war a yoo xam ne éducation civique bi doon na leen mën a jàppale pour ñu continuer seen cursus ba terminal mais élève bi day abandonné souvent amul ku wax ak moom amul prof éducation civique élève bi du xam ci kan lay tourné wu pour mën a wax ak moom. boo demee ca classe su Moussa Ñamale foofu professeur bi jàngale histoire ak géographie léeg-léeg moo leen xamal lu bari
ci li xew ci réew mi. mun naa ne am na suñu benn prof bu koy def moom ci propre yitteem moom mooy ñëw bu paree def cours ba pare waxtaan ak élèves yi di leen wax ci mbiru jamono ak yooyu c'est-à-dire am na si ñoo xamante ne sax mënees nañ gis seen bopp ci biir. moo ñuy gënal bu ñu amoon benn prof boo xamante ne même buñ ko doon utal salle sax mu nekk ci salle bi di wax ak ñun duñu indi ci mbiru àdduna di ñu waxtaan ak lii parce que élèves yu bëri dañoo réer. éducation ko boole également ci suñu programme dinañ ci gën a bàyyi xel. boole ci programme bi éducation civique wala sax éducation à la citoyenneté ngir gën a yee xale yi loolu mën naa ne ci kaw nag ñu gën a ñaax élèves yi wax leen li leen war ña leen di jàngal itam ñu gën leen a tàggat. Maïmouna Ndiaye ñu wax ci politique ak dialogue politique bu ñu sumb weer yi ñu génn nag ñu ne nag jamono ji daanaka mënees nañu wax ne rek kàddu gi nekkul benn ci diggante opposition pôle des non alignés ak ñi nga xam ne rek ñoo féeti ci nguur gi ñoom nag ku ci nekk fa ngay taxaw rek fa nga taxawee ñu ne nag foofu ñu def kam kattan ngir mën a boole kàddu gi bu ko defee rek ñu mën a dëxañ loo xam ne dina jëmale démocratie Sénégal ca kanam. Alassane Ba ak Mohamed Dieng jàngatal ñu boobule taxawaay. ku jigi bëgg na ñu waxtaanee poñ boobu biir dialogue politique bi mu di poñ bi nga xamante ni sax mu ngi tënku ci plateforme bu FNR. Front national de résistance yàgg wax ci biir opposition bi kii di Karim Wade di Khalifa Ababacar Sall war nañu recouvrer seen ay droits civils ak politique dañu yàgg wax ni aussi kenn warul utiliser justice bi pour écarter ay adversaires politiques donc loolu la ñu waxaat fii. wax ni tamit loolu war nañ ko waxtaanee ndaxte doon na li nga xam ni mën na bokk ci li apaiser. pôle majorité ak pôle non aligné itam ku ci nekk am na ci gis-gisam wuute gi ci approche yi la am. waruñoo bu ñuy waxtaanee bëgg a jëm ci li nga xam ne ñun moom la ñuy xalaat mooy teg benn sart boo xam ne dafa war a gën a organiser ni nga xam ne moom la action politique bi di demee wala action citoyenne bi demee dañoo war a moytu di individualiser mbir yi maanaam di tànn lu ñuy wax ku ñuy waxal ak ku ñu dul waxal parce que d'abord yenn kaay ñu ngi ci kanamu yoon yeneen yi yoon àtte na ko ba pare donc dañu war a d'abord respecter suñuy institution. moo tax ñu jàpp ne bu ñuy waxtaan soxlawul sax ñuy tudd ay tur ndax comme du nit la ñuy amnistier bu ñuy waxtaan nañu xool naka la ñu mën a def ba jàmm ak déggoo am ci diggante ñi nga xam ne ñu joxe nit ñi duñ ñu gis comme ñoo xam ne dañoo ñëw fii ngir régler ay problème mu nit. pour Benoît Sambou poñ yi bu ñu koy waxtaanee nañ ko waxtaanee de façon neutre waxtaan yaa ngi wéy te question boobu daañ ci échanger muy gis-gisu Déthié Fall te bu fekkente ni itam pàcc yëpp déggoo nañu ay recommandations daañ ko amal mu jëm ci wàllu woowu. ay recommandations yu fortes yi nga xam ne tey jii nii dina jëm ci direction boobu. Alassane Ba ñu ñëw wax ci rajo ak cosaanam rajo ak taxawaay bi mu mës a am ñu ne nag jamono ji bëri na journaliste yi yëngu ci boobu la fan yu jànkoonte lay jafe-jafe yu metti ci seen bërëbu liggéeykaay bi tax na rek waa URAC di kuréel bu ëmb rajo proximité yi sax wala rajo communautaire yi tase woon nag tey ak ñenn ci moom ngir waxtaan rek ci nees mën a def ngir jëmale seen boobule métier kanam fexe tamit ba wàññi fi jafe-jafe yi ci nemmeeku Maguette Soare Diallo teewe woon na panel boobee àndoon ceeg Papa Sangone Mbaye. ñoom ñëpp dañ ko bëgg rajo nekk leen ñor waaye kaddu gi benn la ni ñuy liggéeyee metti na ci yenn taskatu xibaar yi bés biñ jagleel wàllum rajo ci àdduna wërngal këpp nekk na occasion ngir ñëwaat ci manquement yooyu Chérif Touré moom taskatu xibaar la. ci ëpp mën nañ ni effectivement rajo communautaire yi situation yu metti la ñuy dund parce que amuñu moyen logistique yi nga xam ni peut-être rajo commercial yi wala média yu mag yi am nañ ko mais nag ci biir loolu teewul am na aussi ñu nga xam ni ñu ngi góorgóorlu ba am des moyens de base yu nga xam ni dinañ ci mën a def un travail de qualité. numérique bi ñëpp tàmm ko léegi bokk ci jafe-jafe yu ñu gis waaye rajo communautaire yi ñoom ñi ngi jéem li ñu mën. yow yaay tànn kon boobu nag c'est un gros avantage. digital moo leen di occupé kon média classique yi
c'est une menace générale. lu ñu fexe ba nga xamante ne wàllu xibaar yi dana gën a yaatu dañ ko gën tasaare mais aussi gën a xoolaat ligne bi nga xamante ne li ñuy waxtaane li ñuy def ci suñu contenu mu méngoog li nga xam ne mooy bëgg-bëgg askan wi parce que ay rajo communautaire dafa nekk rajo yoo xam ne pour askan wi la. ngir jugee ci jafe-jafe yooyu ñuy liggéeyee ñi seen xel màcc ci wàllum rajo teg nañ seen yaakaar ci code de la presse bu bees bi. ak carte de presse bu bees bi donc statut journaliste dina doon lu gën a leer. li ñu soxla moom mooy ndimbal lu nga xam ni dina jóge aussi bien ci wàllu nguur gi mais aussi dina jóge ci ñi nga xam ni moom mooy partenaire. kuréel bi ëmb rajo communautaire fii ci Sénégal nekk na ab réseau bu am 120 rajo de proximité kuréel googu nag dafay profiter rek ci bés bi ñu jagleel rajo ngir amal ab plaidoyer la banta joxaat itam rajo communautaire yi seen gëdd. Maguette Souaré Diallo ñu desanik bés bi ñu jagle lépp lu aju ci wàllu rajo ci àdduna bi loolu la nag may nañu tey ñu dem rek tase kay kilifa yoo xam ne rek ñoo jiite ay rajo fekk foofee ca Sud FM ak RFM ñooñu nag daanaka mel ni ñu d'accordul ci ñuy wax naan rek li di internet wala xarala yu yees yi bokk na rek ci liy sonal rajo yi ñoom nag nee nañ boo xoolee rek ni ñuy diffuser bokkul maanaam ni ñuy jëfandikoo seeni information ndaxte rajo moom dafa laaj lépp looy wax nga saytu ko ba mu wër nga doog ko jébbal say ñi nga xam ne ñooy say téléspectateur Fatou Bunti Konté doxantu woon na fa tey àndoon ceeg Papa Sangone Mbaye. lors des manifestations. information joxe ko ci ni mu gën a leeree moom loolu lañ ko xamee woon moom mi di rajo. wante bi réseaux sociaux yi taxawee ba tey information bi dafay circuler nu mu gën a gaaw yi parfois sax mu indi leen ay jafe-jafe. comme ni nga ko waxee problème la le fait que réseaux sociaux yi ñoom à l'instant T information bu amee léegi ñoom nit ki mën nañ koo dugal daal di koy dugal information dëgg la joxe ko gaaw ko joxe baax na mais lu ëpp solo mooy information boo xamante ne vérifié nañ ko ba soo ko waxee kenn du ko weddi kon foofu lay différence bi di am ndax ñeneen peut-être am nañ information bi mais saytu bi ci am segg bi du ci am travail journaliste bi travail professionnel bi journaliste bi di requérir bi mu laaj noonu amuñu ko. di ñi nga xam ne ñoom ñooy rédacteur en chef RFM ak bu Sud FM jàpp na ni ñaari canaux de distribution information yooyu dañoo wuute ndax rajo balaa moo joxe dana ko seetaataan ko. joxe information bi moo am solo mais li am solo mooy vérifier information bi recouper ko parce que suñu métier li mu laaj règle première bi mooy looy wax na nekk loo xam ne dëgg lay doon. rajo balaa information di fa jóge di génn faw ñu daal di koy vérifier maanaam mu nekk loo xam ne lu wóor la tey jii ku mu neex mën nga jël sa benn information rek jaarale ko ci réseaux sociaux yi mais dara wóoruñu ne dëgg la tandis que su fekkente ne nag bàyyeekoon yu si ëpp ay fake news lay nekk donc su bàyyeekoo ci rajo bi c'est sûr que nekk na information boo xam ne dañ ko seetantal bu baax xool xam information fi mu jógee xool tamit kan moo ñu ko jox ndax kooku ku wér la loolu yëpp dafa bokk ci processus bi nga xam ne moom la ñu jàngal ci école te moom la ñuy appliquer ci bépp information bi ñuy joxe. jàpp na ni faaw nag ak xarale yu bees yi nga xam ne nit ñi moom la ñuy gën a di utiliser il faut que nag ñu mën a topp ci gannaawam adapté ci ba tax na ñoom ñu ci bëri dañoo créer seeni site internet. Facebook ñi ak tamit compte YouTube loolu yëpp ngir gën a mën a fexe ba méngoo ak jamono. digital nekk lu bees loo xam ne jamono ji ñëpp ci ne réseaux sociaux yi nag booy xool sax dafay mel ni dañuy concurrencer ñi nga xam ne ñoom ñooy médias traditionnels yi fi nekkoon wante professionnel de l'information yi de mu di journalistes yi jàpp nañu ne réseaux sociaux yi mun leen menacer en quelque sorte ci seen liggéey bi ñuy def. Fatou Bintou Konté ñu desandek mbiru rajo dem ba ca Ndar Géej foofee nag lu toll ci juróom benn rajo rek ñu ngi fa dëkk ba rek bokk ci li nga xam ne mooy jàppale askan wi ñu mën a xam li xew ci réew meek biti réew ñu ne nag ku ci nekk yaa ngi def kem kàttan ngir sa taxawaay ñu gën ko rafetlu Ousseynou Diop ak Habib Seck ci liggéey bi. fukki fan ak ñett ci weeru février si la ñu amal journée mondiale de la rajo ci diwaan Ndar Géej nag rajo yi fi samp seeni bànqaas bare na fu ci mel na rajo Zik FM ak Teranga FM fii dem nañ seeti ñi nga xamante ni ñooy yëngu jëm ci wàllu wu di mel ñoom nag journée bi lu leen yitteel la. Ndar booy xool dëkk la bu nga xam ni dëkku métissage la làkk yëpp lañ fi làkk moo tax aussi ñu dañuy fexe ba tey jii képp rek làkk bu ne gis sa bopp ci biir programme bi. rajo dafa nekk loo xam ne dafa am importance ci askan bi parce que dafa leen di sensibiliser di leen informer donc nekk na loo xam ne lu am solo la ba pare accessible parce que ñi nga xam ne amuñu yenn moyens yi peut-être rajo nekk na loo xam ne yomb na ci ñoom ñu am ko tu peux ne pas avoir une télé ou bien des choses de ce genre mais rajo moom yomb na te donc dañu war a xoolaat daal contenu yi li nga xam ne moom la ci askan bi di jëlee mu nekk lu am solo loo xam ne da leen di jàngal di leen yee. li gën a tax sax mu yitteel leen bokk na ci nañuy dundee
bu fekkee ni jamono ji rajo mi ngi liggéey bu mucc ayib ci wàllu wu ni mel gis na ni sax léegi saa itam dinañ jànkoonteeg ak ay jafe-jafe. on voit très bien que jafe-jafe am na tey jii bu ñuy wax jafe-jafe sur le plan technique day am sur le plan encadrement sur le plan de la formation yooyu yëpp dañuy gis ne ay jafe-jafe la moo tax dañuy bëgg toujours rajo chaque fois buñ koy dund rek di ko def rek ñu rajo rek nit ñi dañuy déglu dañuy comprendre te si chance bi ñu am sax mooy que chaque fois dañuy am possibilité wax ci langue yu bëre te loolu nekk na avantage boo xam ni tey jii rajo moo ko def te rajo gëm naa ni ca kaw ca kanam rek. rajo nag doon lu am solo ci askan ci diwaanu Ndar géej nag li ñu nemmeeku mooy juróom benn rajo samp nañ fi seen ay banqaas teewul nag na leen nit ñi daan dégloo ba léegi ma ngay wéy. ñu wax ci pétrole laata ñuy jeexal rek ak syndicat bi ëmb liggéeykat yi yëngu ci boobule fan ñu ne nag lu toll ci ñaari téeméeri milliards ci suñu xaalis rek bokk na ci li ñu yëkkati ne mooy bor bi nga xam ne rek nguuru Sénégal amal nañ ko wala sax war nañ ko jox nguuru Sénégal ba tax na rek ñooñee ñu ngi yëkkati seen kàddu rek di sàkku ci ñi nga xam ne ñoo féete ci boobule biir ñu def kem kàttan ba réewu Sénégal mën a jotandi ci boobule koppar Fatouma Touré àndoon ceeg Modou Diop. lu toll ci ñaar téeméeri milliards le gouvernement du Sénégal daati amel entreprise yi nga xam ni ñoom ñooy yëngu ci wàllum pétrole ak gaz loole nag daati indi ay jafe-jafe yu bëri ci secteur bi lee secteur u pétrole 200 milliards de dettes la am na ay sociétés yu nga xam ne ay sénégalais yu ne ko moom muy ay sociétés yu ndaw PME ak ay PMI yu nga xam ne tey jii ci péréquation transport bi nga xam ne am nañ cumulu ñaari at yu nga xam ne remboursé wuñu ko transporteur yooyu ak société sénégalaise pétrole yooyu ak gaz bi. lu jëm nag ci wàllum secteur transport hydrocarbures waaye tamit activité raffinage yu SAR ñoom nag daati nekk ci ay jafe-jafe yu bëri ñi nga xam ne nag ñoo di liggéeykat yi di rek yëglu bu baax. depuis ay at a ngi nii dafa am lu ñuy dund loo xamante ni njàqare la si ñun te it tiital nañu mooy saa ñu dawee ba jëmi ba benn jamono bi rek dañuy gis ni raffinerie bi day arrêté te arrêté bi lu koy indi lu ci ëpp mooy manque brut mooy pétrole bi nga xamante ni moom la ñuy importé raffiné ko pour mën ci génne lu demee ni essence gasoil fuel bi ñuy jox Senelec ak butaan ak yëpp yooyu yëpp ci lay génnee. ca beneen wàll ba ñoom liggéeykat yi le di ñaan xoxotal bi nga xam ni rek moom la yenn chef d'entreprise yi di xoxotal ñi nga xam ni ñoo fay liggéeyee mu dakk ci nu mu gën a gaawee. ñu ko nangu te autorité yëg nañ ko. ci ayu bés bi ñu dëkkmal ñoom syndicat national des travailleurs du pétrole et du gaz du Sénégal daati nam rek amal li nga xam ni moo di seen assemblée générale ci boobee assemblée sax ñoom dinañ ci waxtaanee ana rek ban date la ñuy tënk ngir rek secteur u pétrole bi daati dem grève. Fatima Touré cant ak ngërëm ñeen la yéen tamit naka noonu ci teewlu beeg safo bi du ñu def dara lu dul delloo la ngay Binta mu wéyal ba ci kanam moom ak ay invité am